Seyduna Muhammad. jërëjëf Pape ñu ngi lay dalal kon ndox moomu nga wax sax ci nañu tàmbale naruñu si woon tàmbale waaye comme évoqué nga ko ci sa ndoxteelu kàddu nee nga ndox bi dañ ko doon ñaan boobu ba léegi waaye lan la état bu Sénégal di def ndax bu ñu fàttali ko bëri na ay at si ginnaaw yoo xam ne ba ci daaw sonaloon na askan wi lan la état bu Sénégal di def ba tey ji ngir a génnee askan wi muccal leen ci inondation bu fekkee taw na taw yu jéggi dayo yu mel ni yu démb yi. xam nga état bu Sénégal. bu fekkee yow yaa ngi suivre actualité. président de la république ñëwee si bopp réew mi ba tey yitteem dafa bokkoon si. problème yi ndox yooyu mu indi mu fekkoon Sénégal mu saafara ko. ku xam li may wax wala nga dégg li may wax xam nga ne président de la république def na ay efforts yu am solo si assainissement. mais dafa ñëw si moment boo xam fekk na nit ñi dëkk ba pare. fekk na nit ñi dëkk si place yi ndox yi fekk na nit ñi dëkkee noo xamante ni ay la yéwén du benn at du juróomi at du fukki at lañ mën a régler problème mu assainissement bu Sénégal jéem na si def si ay effort ak gouvernement bi mu àndal bul fàtte bi fi Mohamed Dionne nekkee premier ministre effort yi si gouvernement bu Sénégal def ak ànd ko ak yenn si maire yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sa gox yañ nekk mooy ay compétences yoo xamante ni ay compétences transférées la yu gouvernement bi dénk maire yi bi loolu amee yëg nga ne président de la république jël na alal ju bari si gafaka réew mi def ko si assainissement am na problème yu réglé mais li yokku si mbir yi ni ma ko gisee mooy jóge nañ si tabaski buñ masaana jóge si tabaski xam nga ne Sénégal régolier affaires yi am ak yëpp day am ay bouchon ay affaires yooyu noonu. loolu nga bëgg wax ne moo indi inondation. non waxuma loolu da boo ma bàyyee ma expliquer bokk na si benn pacte la bu si bokk. li indi kii bi loolu bokk na si. baneen bi itam cuuneeg maire yi nga xamante ni ñoo yor jamono jii maire yi bokk na si parce que biñ ñëwee saaga ak xastanteeg nangam jéemuñu benn effort ne xamoon ne nawet baa ngi ñëw au moins war ngaa nangu ne heure bii daaw maire yi nga xam ne ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar kenn ku ne si ñoom dajale nga ay groupe électrogène ay moto pompe teg say koñ di pompe Yoff gii nii mi ngi fees dell ak ndox ana maire bi lu mu si jéem lu mu si def jéem na ci dara attends xaaral ma ñëw foofu action yu ñu ma non c'est-à-dire que Pape bu ñuy wax nañ wax aussi loo xam ne c'est palpable. waaw maire bi depuis démb loolu moom teg nañ ci bët. waaw depuis démb monsieur Seydina Issa Laye Samb am na ay action yu mu def ànd seeg équipe municipale bi dugg Philippe Senghor dugg ci biir Yoff Layène ak bërëb yi nga xam ne yëpp am nañu inondation. dafa tardé dafa tardé nañ ko fa. waaw dafa tardé population Yoff laa dégg. ñu taxaw di woo seen maire. ñoom Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fay itam de xam nga ñoom mën nañ toog tamit di dénigrer. non du Benno Bokk Yaakaar si population bi lañ bokk quand même. il faut nga nangu ne Yoff lañ dëkk. je suis totalement d'accord. si Yoff lañ dëkk. léegi nit ki su fekkee ne dañ la ngaa laaj ñu jox la. mu leeroon na la taw dina ñëw ndox dina ñëw da ngaa waroon a jël matukaay lu la waay mën a waxal Yoff bi fi Diouf Sarr nekkee yii yëpp daan na ko prévenir maanaam jël ay matukaay yu baree bari teg nga xam ne dara doo woon ko bett su ndox mi ne toq mu commencé indi moto pompe yi ñu évacuer ndox mi def lépp beneen bi si yokk gis nga ko gis nga waa Géejawaay waa Pikine waa Yëmbal génn di naan ana suñ maire fu mu ne dañoo juum xanaa wala lu ñu dal beneen bi si des d'accord naa Sénégal dafa nekk si chantier président de la République dafa nekk si ay chantier réew mi am ganeen xar kanam gu mu amul woon c'est-à-dire ay autopont ñëw ñu def BRT teg laneen ak laneen loolu d'accord naa si quelque part c'est-à-dire chantier yi nga xamante ni président de la république ibbi na réew mépp di ay chantier fépp mu toj ko di ay tëli di pavé di def laneen ak laneen mën na see indi impact tuuti mais da nga xam ne réew noonu lañ koy defaree parce que boo bëggee defar omelette faaw nga toj am nen il faut ñu d'accord loolu xam nga ne fii ak juróomi at ba nga gis BRT di am na ci yenn tabax yoo xam ne noppi nañu waaye ay jafe-jafe la ñu gën a yokk ci wàllu inondation lu si demee ni autopont bu Kër Massar jamono ji dafa inondé. xam nga Kër Massar dinay jafe-jafe. xam nga Kër Massar ay la yowén mën nañoo d'accord ne dëkkiin wa problème la te loolu du président de la république Macky Sall il faut nga nangu ne Kër Massar nañ dëkkee ak na dëkkiin wa amee nit ñi dem nañ ay place ndox ñu dëkk fa yooyu yeneen problème la mi ngi suñ ginnaaw parce que nit ki du jël alalam jum am lépp def ko si kër wala nangam même muy place ndox nga ñëw bëgg ko faa jëlee boo ko fa bëggee jëlee ay problème lay indi loolu xam nga du photo président Macky Sall loolu fa la ko fekk bi muy indi autopont pour circulation bi amoon Kër Massar mu régler problème mu sénégalais yi dem ak ñëw te ay la yéwén
population bi dëkk Kër Massar nangul nañ ko loolu xam nañ ne def na ay effort si dem beeg dikk bi ba Kër Massar bu dul ndox moomu ngay wax dem beeg dëkk bi gën naa yomb gën naa jàppandi. il faut tamit ñu saluer loolu te nangu ko te xam ne yàlla suñ borom moo yor ndoxam lii nii ñuy wax day am Chine day am Hong Kong day am États-Unis day am Suisse day am fépp si àdduna bi loolu il faut ñu nangu ko kon askan ak Sénégal gi nga xam ne. ci loolu baalu ma doguma la. nee nga day am Chine Hong Kong et cetera daaw jamono bi loolu amee coïncidence dafa amoon Californie amoon na ay feux de forêt yu bëri yu fa amoon. Chine Japon en Asie il y avait des inondations. ngeen ne changement climatique yi ñoo tax. tey jii nii jamono ji inondation yi am na dëkk yooyu kenn déggu fa loolu est-ce que daaw nekku leen woon di jafandu pour ut ay alibi pour peut-être jéem a justifier incapacité bi nga xam ne nguuru Sénégal am na ko pour régler kii bi régler inondation ndax bu ñu fàtte ne 2012 lancé woon nañ le PDLI programme national de lutte contre les inondations programme décennal de lutte contre les inondations. loolu itam fan la tollu jamono ji def nañ ci 776 milliards ba tey jii. xam nga mooy li ma la wax léegi. benn nit Sénégal bu ñemee taxaw ne sénégalais yi man na maa régler problème mu inondation Sénégal si fukki at yi ñu jëm waxul lu am. mais lu tax ngeen def benn plan de 10 ans programme lañ teg programme de 10 ans. waaw programme lañ teg. programme état c'est continuité même président de la république bu tegee programme bi. da koy teg def li mu mën bàyyi. dem keneen ñëw continuer l'état c'est continuité. benn nit bu leen mën a wax tey ne problème mu inondation Sénégal mën nañ koo régler si juróomi at yi ñu jëm wala juróom-benni at yi day nax sénégalais yi waxul dëgg sénégalais te réew nag boo koy wut ay la yéwén il faut nga wax sénégalais yi li nga xam ne moo mën a nekk président de la république dafa indi programme ne programme bi ma indi ay la yéwén fii ak fukki at yi ñu jëm dina am changement bu baree si affaire inondation inondation yi gënoon naa métti yow mii Dakar nga dëkk xam nga ne problème mu inondation mi ngi wàññeeku mi ngi gën a dellu ginnaaw état bu Sénégal toogul seetaan daf see def ay milliards pour loolu gën a dellu ginnaaw promesse yi bëri na promesse attends lii nu ay promesse lu concret la mais ba tey mbir maa ngi continuer xam nga jotoon nañ ci wax ne mbirum inondation moom jeex na RTS sax suñu mbokk yi nekk foofu def benn reportage ne fi mu nekk nii voilà gannaaw la pluie c'est le beau temps inondation et assainissement bi état bi def alors que y a dans d'autres parties du pays yoo xam ne ñu ngi bëgg a dee ak ndox mi am ñoo xam ne ñu ngi fanaan ci ndox bi jamono xam nga man est-ce que loolu aussi bokk na ci jox weg li nga xam ne mooy askan wi nga xam ne moom ngeen xam nga man damaa bëgg ñuy wax si li nga xamante ni lu officiel la lu état bu Sénégal def ak lu officiel dafa am état dafay def loo xamante ni lu officiel la luñ mën a teg baaraam engagé wu ko daal ne lii laay def ren lii laay def déwén muy ab budget ëmb ko di ko def il faut kon ñu d'accord nangu ne état bu Sénégal génn na si alal ji nga xam ne da koo nattaloon pour assainissement bu Sénégal def si ay milliards mais dama laa wax ne la programme bi président de la République teg dane si fukki at yi ñu jëm mais fukki at yi ñu jëm même bu demee moom ba fukki atam yi mu wax mu dem ba jeex kaneen day ñëw continuer li si des at mi lay jeex waaw dama ne kaneen day ñëw continuer état c'est continuité. oui mais Macky moo koy war a continuer. waa xaaral parce que 2022 lay jeex on l'a lancé en 2012. waaw déggoo li ma moo tax ma ne la. xam nga loolu ay phase la. phase bi mu njëkk a teg. ne lii fii lay yem phase boobu mën naa jeex après ñu déclenché waat beneen phase mais yow mii nga xam nga luy actualité yaa ngi suivre xam nga ne état bu Sénégal def na ay jéego si phase bu njëkk bi am na beneen phase boo xamante ni ñu ngi koy ibbi Sénégal du Dakar kese. Sénégal du Dakar kese programme boobu Touba bokk na si Kaolack bokkoon na si Louga bokkoon na si Saint-Louis bokkoon na si Thiès bokkoon na si kon état c'est l'état état la yor du affaire bi Touba wala Dakar wala nangam c'est l'état. D'accord programme la bu continuer. alors inondation yooyu justement nee nga Sénégal du Dakar kese effectivement am na yeneen partie dëkk bi yoo xam ne dañu am inondation bu ñu jëlee le cas de Ziguinchor. daaw doon na am ay inondation mais gis ngeen bi Ousmane Sonko nekkee maire de Ziguinchor activité yu mu tàmbalee activité citoyenne yi daal di curer li nga xam ne mooy canalisation yeeg yëpp jamono ji Ziguinchor zéro faute amul benn inondation boo xam ne seetlu nañ ko fa sànq yaa ngi doon wax di wax exemple bu Yoff bu ñu jëlee le cas de Ziguinchor amu leen dara loolu fay wax de. non xanaa yow seen opposant bi xanaa daan na leen foofu xanaa. waaw non dañuy waxtaan. oui. li ma lay wax man lu concret la luñ mën a vérifier. oui vidéo yaa ngi nii. première taw bi ay population yu nekk biir Ziguinchor. laa gis ñu def appel di woo seen maire.
ne ko Ousmane ñëwal si dëkk bi ñu la jox nga def dara moo gën nga toog Ndakaaru di wax ak di def affaire u assainissement boobu ngay wax président Macky Sall ay milliards la si dugal Ziguinchor ay milliards laa la wax waree fam non dama ne waaw moo tax def na ko Ousmane Sonko maire xam na loolu te du ko wax mukk xam na ne président de la République engagement yi mu jëloon si assainissement mooy programme bii ngay wax def na si Touba def si Ziguinchor def si Kaolack googu def si Dakar gi mais ay milliards la si phase bi Ziguinchor am moom xam na ko loolu ngay wax noonu du Ousmane Sonko moo ko def c'est l'état du Sénégal. mën nañu reconnaître ne aussi mairie bi daf na ci ay efforts. waaw déggoo li ma la accompagner l'action de l'état waaw du Sénégal. non man xam nga maag Ousmane Sonko bokkuñu xam nga ban différence lañ bokk. su defee lu baax dañ koy apprécier moom nag nit la koo xam day bañ rek loolu lu baax la parce que biñ koy jox mairie bi loolu daf see bokkoon engagement yu mu jëloon ay la ñëwee bu ñëwee curé ay affaire génne mbalit def lii non dañ koy saluer. ay la yëwén mais na nga xam ne état bu Sénégal def na si ay milliards. te moom xam na ko te doo mas a dégg moom mu toog fenn wax ko. d'accord voilà alors Pape actuellement ñu ngi ci campagne électorale ñenn ñi sax wax